mettre les points sur les i yonent bi loolu moo gënoon metti ci moom parce que iman bi ci boppam ngëm gi istiqaama bi moo nekk point yi ci xaraf yi parce que ngëm gi bu àndul ak njub gi ngëm gi du am sens kon njub gi mooy point yi nga xam ni moom la ñu war a def ci xaraf bi soog ko mën a jàng yonent bi nag di def effort pour ñi nga xam ni seen xaraf amul point yi ci wàllu istiqaama mu fexe ba defal leen point yi pour ñu mën ko lire waaw looluy tax yàlla wax ko mu viser ñetti objectif parce que wolof mooy wax ni ku war ñay ba wàcc ko loo warati mu tuuti ku war ñay ba wàcc ko loo warati mu tuuti yonent bi yàlla def ko tàmmal ñetti màgg-màgg màgg-màgg bu jëkk bi mooy sunu ngëneelu borom bi mu ko sédd ba kenn gënatu ko mu miin màgg-màggu ngëneel boobu ku mu gis rek daf lay ormal mais ku ko gën amatul moom laa leen wax ci waxtaan bi amoon fii baat bi wolof di wax naan ko aj da ngay bañ ku seenu kaw ma ni leen yonent bi masul seenu lu yonent aj parce que dafa fexe ba gën a kawe lañu aj xam nga kii aj di bañ nga seenu te fekk yaa gën a kawe la mu aj dootoo ko soxla kayfa tarqa ruqiyaka al anbiyaa ndax ngëneel bu màgg boobu ko yàlla tàmmal moo tax lu mu gisati rek mu tuuti bu ñaareel bi mooy alquran bu màgg bi ko yàlla jàngale looloo tax boroom xam-xam lu mu rëy 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 boo ñëwee ci kanamu yonent bi tuuti ndax alquran al azim bu ñetteel bi mooy jikko yu màgg yi ko yàlla yare personnalité bu mu mën doon ak dignité bu mu mën a am bu ñëwee ci kanamu yonent bi xeeb boppam kon yàlla wàccoon nag moom ngëneel bu màgg téere bu màgg ak jikko ju màgg moom it mu bëgg ñetti yu màgg yooyu ku ko jege rek mu wàll la ko waaw looluy tax bi mu demee ba fitna yi bare ñu di ko sonnal di ko créer ay problème di dogale ay waa këram di bind ay tract di ko taf ci kaaba gi pour ñu embargo yonent bi kenn du jënd ak ñoom kenn du jaay ak ñoom kenn du wax ak ñoom kenn du takk ci ñoom jabar lépp lu ñuy def ak nit rek ñu bind def embargo ni yonent bi def blocus total mu nekk ci fitna yooyu fi mu nekkee ci fitna yi faf ki mu gënoon yaakaar mu di ko wéttali muy baayam bu ndaw Abu Talib yàlla jël ko soxnaam bi ko doon jàppale nga xam ni moo nekkoon presque yaayam muy Sayyidatna Khadija yàlla jël ko parce que Serigne Cheikh moo wax ni sunu boroom bu la joxee mission am na foo xam ne bu fa mission ba tolloo képp ku war a damu ëllëg wala mu bàkku ni maa defoon nangam wala maa taxawoon fii wala maa ko féete woon fii neen def lay écarté
ndax bëggul kenn bàkku ci kanamu yonent bi waaye ñi mu am ñëpp it la même chose ku bëgg a dem ba bëgg a bàkku ci seen kanam rek moo écarté la purement et simplement waaw loolay tax bi mu jaaxlee nag ci baay bi faatu na jabar ji dem na te ñoo ko doon jàppale te mu ngi ci situation bu catastrophique muy xool bët yi ci kaw asamaan daa defa ni yàlla daf koy tàppal yàlla indi suuratu Yuusuf lu jare déglu la suuratu Yuusuf moom yonent bi daf doon lewatal bët ndax ni sama baay bi ma dese woon dem na ndax xamul sax nag baayam bi ko jur ndax bi baayam di faatu boobu juddoogul yaayam bi muy faatu booba presque juróom-ñetti at la am juróom-benn at kon waaw ba tax na kon ñële ñëw la fa dese woon ñoom it ñu dem muy triste lu yàlla indil ko Yuusuf ni ko biñ koy xunc ci baayam booba moo la gën a néew ay at mais li lay jaaxal ci affaire Yuusuf mooy ñetti rupture yi mu boole rupture bu njëkk bi mooy rupture bi mu am avec sa famille ñaareelu maanaam sa famille réelle ñaareelu rupture bi mooy bi mu amee avec sa terre natale ñetteelu rupture bi mooy bi mu am avec sa famille adoptive rupture bu njëkk bi ci lañ ko defee otage sànni ko ca teen ba ci digganteem ak famem rupture ñaareel bi mu perdre sa terre natale ci lañ ko defee esclave rupture ñetteel bi ci digganteem ak famille adoptive ci lañ ko defee prisonnier xoolal ma xale bu jóge ci say waajur ñu nekk famille bu noble ñett yi yàlla nattoo la ko nga am rupture ak sa famille mujj nekk otage ñu jëlee la foofa génn la sa dëkk ba nga dëkkoon yóbbu la dëkk boo dëkkul donc rupture bi am ak sa terre natale nga mujj nekk esclave yemul foofu waa palais bi jël la di ko yaraat di defaat ci moom beneen jikko beneen conflit am digganteem ak sa belle-mère mu mujj nekk prisonnier xoolal ma ñetti affaire yu tegaloo yi mais problème bi nekkul foofu man affaire bi li ma saf nekkul foofu mais lu tax yàlla indi ko inni raaytu ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li sajidin bi mu demagul ci ñetti tolof yooyu gént gi mu gént ñëw ni baayam man dama gént gis fukki biddiw ak benn gis jant bi ak weer wi ñu di ma sujootal baay bi ni ko sa gént gi bul ko wax sa frère yi parce que bu ñuy dégg gént gi rek di jóg ci sa kaw mais ce qui m'intéresse moi mooy ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara sunu borom xikma ëpp na parce que bu wanoon Yuusufa ci gént gi ni ko Yaaqub ak sa belle-mère ak ses 11 frères tuddal ko tur yi ni ko dinañ la sujootal kër ga tas moo tax mu bañ kër gi tas moo tax tuddul tur yi mu def genre léegu fukki biddiw yi ak benn di 11 frères yi Shams bi di baay bi xamar bi di yaay ji mais moom it lim ci déggul baay bi déggu ko mooy ku tudd soleil rek xamal ni éclipse dana ñëw ku tudd luy nit
xamal ni éclipse dana ñëw ku tudd planète xam ni dispersion aussi dana ñëw fekk yàlla nga koy junj ni ko di nga dem ba sa bàyyi réer la sa ndey réer la di nga dem ba say bokk jaxasoo ba dootoo duggante ak ñoom mais sans pour autant mu tudd ko directement mu jur beneen musiba mais mu junj ko à sa manière pour me préparer boppam mais it nga dégg ci beneen dégg mooy sunu borom bu demee ba ay frère am mu di leen nuróoleeg ay étoile moo koy xamal ni du ñu xeebu jant kay fu mu ne weer nekk fa bidiw jekk na fa pour bañ mu xeeb ay bokkam moo tax mu ne ahada achara kawkaban tudd chams bi pour mu bàyyi xel bis bu éclipsé tudd xamar bi la même chose dem ba gisatoo sa baay gisatoo sa ndey say frère dispersé foofu nag sa ngóor a bopp fa des boole ñetti rupture yi mais problème bi dëgg-dëgg seetluwuñu ko mooy ki ñu wan ni ko chams bi dina la sujootal xamar bi dina la sujootal ahada achara kawkaban dinañ la sujootal nga am malchance su rencontrer qawman yaabuduna chamsa min dunillah xaw ma ndax dégg ngeen wax bi wala déet c'est tellement profond jant sujootal la weer sujootal la ahada achara kawkaban sujootal la nga taseeg nit ñoo xam ni gëmuñu yàlla jant la ñuy jàmm diggante ba du neex xamuloo parce que da ngay menacer seen intérêt te wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum moo tax xaayaan ku dégg séeréer kenn mësul gis lool mais bu ñu teeloon yëg ñoom ni yàlla ñoom la jublu ci sujóot bi du am mu làkk ko lépp ko noonu rek mais problème bi nekkul foofu mooy bi ñu bëggee def Youssouf otage na ngeen ko déglu parce que même yéen ñi yor gouvernement dina leen dimbale ci yenn yi xew ci àdduna beeg yenn façon yi bi ñu bëggee jël Youssouf pour sacrifier ko xool ñaar yi ñu posé benn bi ci niveau Youssouf benn bi ci niveau papa ji ban la ñu posé ci niveau Youssouf parce que xam nañ ne bu Youssouf a d'accordul baay bi du d'accord ndax baay bi Youssouf a mooy bakkanam mais pour ñu mën jël Youssouf il fallait ñu naxe ko parce que comme dañ koy dëj du génn ñu naxe ko bàyyi ko waaye mu ànd ak ñun foyi arsilhu maana gadan yarta wa yalab xam nga xale bu ñuy dëj du dem fenn bu ko nit ne kaay ñu dem nga foy day yàkkamti fekk poma la ñu jàllal lu jar a bàyyi xel la bu ñaareel bi mooy baay bi moom sécurité la soxla nanguwul bàyyi Youssoufa mu dem ñoom it ñu xam ni buñ ko sécuriser rek mu joxe accord am mu ne inni axaafu an tadhabu bihi dégg nga dama ragal de def yóbbu mag dama ragal de ndax fi ngeen di jëm dafa bari ay till ngeen ko yóbbu ba till yi duñ ko lekk da nga dégg baat bi la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idan la xaasiruun lu jar a déglu la même en matière politique lu jar a déglu la ci période bi ngeen toll ñu sécuriser baay bi
ni ko mais tey ji Yuusufa bu ko ay tilli lekkoon ak ñun ni ñu toll kan mooy ñàkk ñun ñooy ñàkk parce que ñun lay sunu frère xam nga kooku sécuriser na baay bi kenn du ñàkk ñun ñooy ñàkk ndax ñun lay sunu frère kon wane nañ ni dinañ ko protéger mais ni ñu toll baatu ni ñu toll ñu di ko meleel ci li ñu tudde majorité absolue wa nahnu usbatun wane nañ ni majorité absolue lañu mais Yuusufa dellu siwul kon inna idan la xaasirun dugg na comme perdre nañu am majorité absolue ba noppi perdre lan parce que yéene ba moo sellul moo tax képp ku ni na la jàppale seet ko ba xam ndax yéenam sell na wala déet bu yéenam sellu rek mu trompé la moo tax nga am ñaar ñu seen yéene sell moo gën nga am junni yoo xam ne ku ne ma ngay pare pour daal dóor la ci suuf waaw bu yéene yi selle rek moo am solo waaw moo tax ñuy wax toujours ci alquran ni ki la bañ te mbañeel gi ànd ak dignité moo gën ki la sopp te tofeel gi ànd ak doyati waaw ki la bañ te mbañeel gi ànd ak dignité moo gën ki la sopp te tofeel gi ànd ak doyati waaw moo tax lu la nit di sédd rek fexeel ba mu dugal ko ci cadre dignité boobu waaw loolooy tax nag alquran di am lu muy bàyyilu xel xam nga yonent bi mu nekkee ci circonstance bu mel noonu yàlla indil ko suuratul anbiya indi ko suuratu Huud indil ko suuratu Yunus yooyu yëpp wax ko yonent yi fi ñu jaar ak li ñu daj ba indil ko suuratu Yuusuf boobule ak leçon yim ko ci jox mais li lay jaaxal ci biir leçon yi mooy Yuusuf jóge gi mu jóge ci baytul nubuwa jëm ci baytul mulk war a jóge ci nekk des hommes de Dieu war a dem nekk ci des hommes d'État mais lan moo tax yàlla fexe ba mu jaare ji pale ba fekk fa le prince d'Égypte ñu tudde ko Al Aziz te Al Aziz ci turu yàlla yi la bokk mais dem na ba xeeb prince d'Égypte pourquoi parce que ñu ngi ko tudde Al Aziz te mujj na ko dugal moom ci prison bi te waxu ko lu mu def pourquoi parce que soxnaam rek moo ñëw ni ko sa xale bii kat daf ma doon chercher pour violer ma daf ma harceler ni ko nag il faut que nga jël ay sanction ci moom wala man ma génn palais bi chantage ko moom it li ko soxna si wax rek moom it mu daal di ci d'accord joxe ordre ni nañu jël Yuusufa dem denc ko ca prison ba keroog la xeeb prince d'Égypte parce que xam na ni tur bi muy wuyoo ak façon bi muy defee àndul fekk moom la ñuy préparer ndax mooy toog ji ci fauteuil bi pour moom it mu bañ répéter les mêmes erreurs mais dafa am loo xam ni kenn du tëb rek yegg ca sommet ba fokk nga am foo jaar moo tax yàlla ni ko demal nekk fonctionnaire ba noppi doo tëb rek dem nekk chef moo tax mu ni buur bi ij'alni ala xazaini al ard inni xafidun alim jox ma économie réew mi parce que am naa sérieux bi am naa compétence bi moo tax ñu ni looy dénk nit bu amul ñaar yi jarul nga sonn ci bu sérieux wul jaru ko bu amul compétence jaru ko
yonent bi rek ñu jox ko école boobu moom it mu war ci tirer leçon yi mu war a tirer yi ci jóge ci Ibrahim yu ci jóge ci Ismaïl yu ci jóge ci Ishaq li ci jóge ci Yaqub yëpp dem ci Moussa dem ci Isa bu gisee sunu mbokk chrétien yi benn problème rek moo posé wu ci ñun niñ ko jàngee ci alquran parce que yàlla dafa sédd yonent yàlla Isa ci plus que parfait il n'était pas simplement parfait mais plus que parfait yàlla sédd ci Isa mais bi mu ko ci séddee dafa demander chrétiens yi pour ñu personnaliser perfection bi te bañ ko personnifier malheureusement personnaliser wuñ ko dañ ko mujj personnifier moo tax bi ñu leen wanee ni rey nañu Isa ñu affolé parce que yàlla du dee te ñoom wax nañu fils de Dieu ba noppi le Père le Fils le Saint-Esprit moom naa leen waxoon ca Ndar ni ku rey sa yonent ba wékku ko ci croix ba noppi boo wëlbatiku ñëw taxawaat ca croix ba di fa ñaan war ngaa fàttaliku xaw ma ndax li ma wax dégg nga ko wala déet ku rey sa yonent ba wékku ko ci croix boo demee ba beneen jamono nga ñëw ca croix ba di fa ñaan war ngaa fàttaliku ni sa yonent bi ñu royoon foofu lañ ko wékkoon donc boobu moom nga war njëkk a fàttaliku looy ñaan nga soog koo ñaan bonam waaw moo tax toujours nag suñu borom loolu def ci insister nañuy personnaliser te bañ personnifier waaw te mooy ñu jël dara rek aj ko ci benn personne ba mu fàtteloo ñu li ci des waaw lu mat a bàyyi xel la moo tax mag ñi daan joxe exemple yu ne Seyd Ahmed Sy mooy tawu Cheikh El Hadj Malick da daan fekk Maodo mu toog di firi alquran ci daara ji mu ñëw ni Maodo ne ko abal ma firi Maodo ni ñokket bàyyee ko ak place ba muy firi waaye léeg-léeg muy firi ba càgg Maodo del si ni ko Amadou mu ni ko firil te bul dogu parce que alquran dafa complexe waaw góor gi mas na ma ci wax bu doy waar bu complexe ba nga xam ni ma Moussaf ma ni ko mu ni ma alquran gaynde la dégg nga baat bi mu ni ma Moussaf alquran gaynde la buñ la tëjee ci kaaf ak gaynde nag li nga war a njëkk a xam mooy nooy jate waaw c'est profond boo amul dégg sax mënoo xam wax bi maanaam alquran boo xamul foo koy jaar teeyal ndax mu gaañ la mooy gën a yomb mu jariñ la waaw moo tax nag sunu borom di wax ñuy teey ci façon aaya yi ndax yàlla dafay waxe benn wax ci aaya fekk benn circonstance moo tax mu waxe noonu ñu def amalgame bëgg jël aaya ba généraliser te yàlla bëggul mu demee noonu xam nga yàlla dafa wax benn aaya ci alquran ya ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bil mawadda yàlla wax jullit yi ni leen ñi ngeen xam ni wóor na leen ni samay noon lañu te samay noon mooy seeni noon bu leen def allié ndax ku bañ yàlla da nga ni yàlla nga féeteel boo ko bëggee
di nga am koo jaaxal. ni ngeen déglu waxin bi xam nga boo xoolee aaya bi rek daal di koy généraliser ni yàlla nee na nañu génn ci noonam yi tax koo gis rek dugal ko ci noon yi. fekk dafa am circonstance boo xam ne moo taxoon aaya bi ñëw moom la ñuy wax ni nit ñi dañuy sonne asbaabu nuzul te duñu sonne asbaabul wusul. aaya sàngam nangam moo ko taxoon a wàcc aaya sàngam nangam moo ko taxoon a wàcc mais boo jàngee aaya bi ba noppi nag retour aux sources bi fa ngay jaaraat ba wattu li nga war a wattu topp li nga war a topp di dem ba yeggaat ci yàlla. retour boobu nit ñi duñ ci xalaat moo tax ñu ni ahlullah ak ahlu laa ilaha illa allah bokkul. dañ leen di jaawale. ñi nga xam ni yàllaa leen fi bàyyi ak ñi nga xam ni laa ilaha illa allah moo leen fi bàyyi bokkul. lu sew la. wax laa ilaha illa allah yomb na. yaa nga ca wadifa ba laa ilaha illa allah jàng fa yaa nga ca naafila ba laay mais yàlla yëg ni moo la fi bàyyi kooku laa ilaha illa allah bi du ko def. lu muy janloog sa xol la. moo tax yàlla bu nit ñi dee julli ci jàkk yi ku ne naan nañ defaraat sàppe si de ku ne naan randu si defaral bii ñuy xool mihrab bi naan xibla bi yàlla moom du xool ñi jàkkaarloog xibla bi kenn ku ne sa xol fu mu jublu lay xool parce que xol bu ne am na xibla. moo tax du xool sàppe seeg yi ku ne sa xol fan la jublu rek moom lay seet. waaw moo tax ñu wax ni ahlullah ak ahlu laa ilaha illa allah bokkul. waaw moo tax nag bu sunu borom waxee aaya boobu ni la bu leen jël sama noon yi nga xam ni ñooy seen noon di leen def allié bu taxee nga yaatal yëf yi ba mu ëpp da ngay tooñ te doo ko yëg. fekk aaya bi lan moo ko indi am na mbokk mu nekk ca Medina nekk faak yonent yi Xaatab ibnu Abi Baltaa bi yonent bi pare pour dem Makka pour def fatxu Makka dañu nekk di préparer pour dem Makka pour moom dafa defoon yonent bi day dem xeexi tax mu yónnee seen waa kër ya nekk Makka ni leen ngeen pare de yonent baa ngi pare pour ñëw Makka fekk secret de guerre la. bu doon ci forces armées yeeg sunu kii yu militaires yi léegi haute trahison moom lañ koy àtte te bu boobaa dañ koy pendre dañ koy condamner à mort. ni nga xool démarche bi sunu borom jël déy na wax waa këram ni leen ngeen wattu yonent baa ngi ñëw fekk yàlla muy dégg déy yi di dégg na ndéy ma rek aaya bi wàcc mais pour bañ yaakaaram tas dinga pour mu defa ni def na bêtise moo tax mu commencé yaa ayyuha alladina amanu pour wan ko ni ko maa ngi nangu sa pas-pas ba tey waaye erreur bi nag mooy choix bi kon nag laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya muy sa ndey muy sa baay muy sa nijaay bu nanguutul yàlla rek xamal fooy yem mais ñu mu bañ nag ñu jël yëf yi tas ko ci ñëpp mu daal di dabaatal ne laa yanhaakum allah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين كيغا بوكلول دينه te mësul a gaañ mësul a xeex ak yow mësul a lor mësul dugg ci sa yëf def te naka sa dul noonu yàlla nee na loo def lu dul baaxe ko
te dugal ko ci sa biir maandu loo def lu dul loolu da nga ko yàq. kon xam nga exception dugg na te l'exception nag fait la règle dans ce domaine surtout. waaye mu bañ nga yemale ko ci ñooñu rek même ñi nga jàpp ni sa ennemi lañu ñoo gën a garaaw te def nañ la lu ne yàlla avertiraat la pour nga bañ a globaliser affaire bi mu ne asa allahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladina aadaytum minhum mawadda maanaam loo bañ nit wala loo ko jëppi bàyyil benn prox ndol daa yàlla nee na fa may jaar ba changer xolu nit mu bañoon la xëy bëgg la nee na maa ko xam kon nag bu leen di gaawtu ci diggante yi waaw moo tax gaawantu tëf baaxul. damay fàttaliku en 1989 ñuy def ouverture colloque bi sunu colloque ba woon ca foire ba sur la jeunesse musulmane d'un siècle à un autre te moom lañ doon def maam benn kilifa bu xawoon jubati ko ak man tax bi ñuy def ouverture colloque bi mu yónnee ci ay mag ni leen bu leen dem ca ouverture ba fekk Serigne Cheikh colloque bi fekk ko fi Paris la ko fekk bi colloque bi passé ma dem Paris man ma dégg naa kilifa sàngam dafa wax nit ñi ne bu ñu dem ca ouverture ba ma ne ko dégg naa ko ne ko mais amul solo parce que ouverture ba lañ sa soxla woon am na fa mu mettit lu nag ni ma am na yoo xam ne da jaru ko mais moo tax toujours bu ñu wax ni l'histoire se répète d'une manière ou d'une autre lii am solo mooy la répétition de l'histoire est-ce que c'est avec toi ou c'est contre toi est-ce que histoire bi muy répété wu dafa ñëw ànd ak yow wala dafa ñëw dëddu la moo tax gis nga am na ku nga xam ni bu ko àdduna yëpp opposé na seet fi mu teg tànkam bu ko wóoree ni fi mu teg tànkam wér na rek bu àdduna doon tukki na fa taxaw